ci kàddu yoo xam ni mën nañ ko jël ci ñaari boor yoo xamante ni bu ci nekk rek waral nañu am fi kàddu wala ñett puisque mën nañ fi jël kàddu ci turu kër Serigne Touba wante mën nañ fi jël kàddu aussi ci suñu diggante ak Birane te ñépp ñi dëkk Malika xam ko wante bi ëpp solo nag ñu ciy jël kàddu mooy suñu diggante nag ak Seydina Mandione mu nekk suñu sëriñ mais moom daf ñu deful taalibe daf ñoo def rakk te loolu dafa yàgg depuis bi may jàng métier la nekk apprenti mécanicien boobu la ñu jëloon def ñu rakk boole ñu ci boppam lépp lu muy dugg di ñu ci boole di sàkku ci ñun lépp lu ñuy dugg di ko ci boole loolu maa ngi koy seedeel mbooloo mi kon ñun mën nañ fi jël kàddu yu bari wante li ñuy jiital mooy sant ko moom sëñ bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàggal la fi lool te nga ànd ak wér ba yéene yi nga am te ñu xam ci lu bari nag suñu borom mottali ko te mbokki jullit yëpp fekkee ko noonu lañ koy ñaanale sa rakk yëpp nag kontaan nañ tey trop sëñ Ibou Seyni ñun kontaan nañ ñu ngi fasante yow kóllëre boo ñu ko nangulee incha allah dinañ ko dox ñu ngi sant sa rakk yi ci des yépp topp sa ginnaaw sëñ Mamour jóge na fi léegi maanaam ci gàttal njabootu Serigne Ablaye Thiaw ñu ngi sant ñëpp ka ci mag ba ka ci gën a doon tuut tànk ñu ngi boole ñëpp genn ñaan mooy suñu borom yàggal leen fi te ngeen ànd ak wér te suñu borom bañ a dugal saytaane suñu diggante parce que saytaane nag jarul naa ko ndax dégg naa sax ay yonent saytaane mënal na leen kon yàlla bu saytaane am yoon ci suñu diggante ak yéen ba lépp doon yàllay kese kon sëñ bi ñu ngi lay sant ci turu Birane mais ci sama tur mais ci turu njaboot gi yëpp nag ak taalibe yëpp ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal suñu borom vraiment suñu xol ni nga ko seddale yàlla na suñu borom seddale noonu sa xol. loolu nag bu paasee dafa am message bu ma bëgg a jàllale ma bëgg aussi ñu bàyyi ñu bàyyi xel message boobu bu baax nag message bi ñaari xaaj lay doon benn bi dama koy jëmale ci waa Malika bi ci des ma jëmale ko ci sëriñ bii toog mais balaa may jàllal message dina am lu ma wax mooy jamono ji léegi naqari naa waxee xam nga la sëñ Abdoulaye waxoon ni man su ma waxee ci suuf ñu ni dafa mer su ma waxee ci kaw ñu ni day xuloo mu ni ñaar yooyu nag duma ci def lenn parce que mu ni xuloo moom xëccoo njariñ rek moo koy waral te man xëccoowuma kenn njariñ xam nga yaay doomi sëñ Touba yaay xalif général moom fa la njariñ yam mu ni loolu moo tax xëccoowuma kenn njariñ mu ni duma mer tamit lépp lu ngeen gis dinaa wax nuru lu dugg ci politique parce que nit ñi ni ñuy waxee politique mooy ba ñu bonal ko mooy li ñuy dundee maanaam dundin suñu nekkin ci àdduna nan la ñuy def ba mu jag jàpp naa ni jàngkati tubaab yi nee nañ loolu kese mooy politique loolu nag sëriñ war na ci taxaw taalibe war na ci taxaw képp kuy nit rek war na taxaw ci loolu parce que bu ñu toogee rek ni duñu wax ci loolu parce que bu ñu ci tuddee ñu ni dañuy politique mais du ñu dem man bokkuma benn parti bokkaguma ci bokk amuma benn ma carte de membre wante nag li tax ma jàpp ni war nañ maa nangul ma wax sama xalaat mooy ñetti was lañu wax moo am Malika muy ñetti pouvoir mooy pouvoir spirituel bi mooy sëriñ si mooy pouvoir bi nga xam ni mooy coutumier bi mooy chef de village muy beneen pouvoir bi nga xam ni état moo ñu ko fi indil muy commune muy mairie bi ñetti pouvoir yooyu laa wax bàyyi ji li mii mënu cee doon benn kon yéene naa ko yor parce que li tax mooy man mënumaa doon ab sëriñ ndax man samay maam ba ñu xamee ni mënuñoo doon sëriñ rek lañ dem jébbalu ci nangul sëñ Touba beneen bi ci des mooy chef de village boo santul seen mënoo ko doon te man santuma seen man sama sant moo dàq seen kon man mënumaa doon chef de village moo tax léegi du ma xëccoo loolu beneen bi ci des mooy mairie bi fi nekk man mënumaa doonu maire xam naa ko parce que jànguma amuma xam-xam kon léegi ñett ñooñu dama ci dul iñaane kenn ba tax may gor tànkam léegi nag su fekkee ñett yooyu yëpp xamal naa nit ñi ni man soxlawuma ci dara ndax bu ma ko soxlaat mënuma koo am kon nag nañ ma nangul nag ma mën a wax sama xalaat nag ci doxinu dëkk bi parce que buñ ma ko nangulee alhamdulilah mais buñ ma ko nangulit tamit nag dinaa ko wax nag
parce que jàpp naa ni nit laa te am naa xalaat kon foofu laay waxee ñaari xaaj yi benn bi may wax ak Malika mooy Malika ñépp xam nañu ni li xale yi di baat boobu slogan boobu xale yi wax Malika va mal loolu képp ku dëkk Malika te parloo woo wala naafeqoo xam nga ko xam nga ni Malika féppay metti loolu ñépp a ko xam léegi nag bu fekkee Malika féppay metti ñuy wuti solution xam nga suñu borom dafa ñàkkul fayda ñàkk fayda gooy yor dara ba pare di ko laaj booy laaj da ngay laaj loo amul ñun li ñu dañoo am solution kon bu ñu laaj yàlla solution nag nit dina ko am te du ko xam moo tax ma bëgg leen wax tuuti ci Seyna Mandione mii toog parce que dafa am rôle bu mu war a jouer ci dëkk bi actuellement léegi nag balaa ma koy jouer le rôle dama leen di wax kan la ñi ko xam comme man juddoo Malika duma leen ko wax mais am na ñeneen ñu ko xamul maanaam kii njiit la kilifa la bu dee ci wàllu diine dama ni kuy murit fii wala ngay tiijaan wala ngay xaadir wala ngay sax ab chrétien amul kenn ci ñooñu laa lax ku mënul seede lii may wax mooy Seyna Mandione amul ci yow xaj ak seen ak laayeen yi ñépp la boole yamale njariñam ñépp la ko yéene maanaam suuturaam ak teraangam ñépp la ko yéene mën naa wax nag li may wax li ñu naan nit ki day wax en connaissance de cause gis nga kër Serigne Touba gi suñu mag ñi biñ koy ut tool bi toolam la woon tool waajuram la woon toolam la woon biñ ko soxlaa dafa am ñeneen ñu ko soxla ñu ëpp suñu paa yi xaalis fuuf xam nga paa yi doon dajale ay di bay ay tool di dajale amuñu xaalis bu bari mais bi mu yégee ni soxla nañ ko li mu leen wax ci gàttal mooy yéen bu ngeen ko soxlaa keneen du ci jot parce que kër gi dafa taqaloog armeel yi benn ñu war fee dégg rek lu neex yàlla te yéen lu fu ngeen nekk alxuraan ngeen fay wax wala xasida wala ngeen di sikar kon bu ngeen ko soxlaa problème mu xaalis du nekk suñu diggante dem leen ngeen uti li ngeen am andi ma jox leen ko loolu seede la loolu il faut ñu wax leen ko ngeen xam ko te man wóor na ma ni noonu la séqeek ñeneen ñi fi nekk ñépp dama leen di wax lan moo tax mu nekk solution c'est-à-dire moom nekkul ab sëriñ kese boo xam ni dafa yor kurusam rek di wane ni sëriñ laa jéemu la def dara yoroon na fi commune bi ñépp a ko xam bi mu yor commune bi benn ressource amul fii ku ne xam na ko mais dama leen di wax lenn lu mu def loo xam ne itam dama leen di wax ni lu ma fekke la nag àllarbay Malika defe naa xale yi sax ñu ngi koy fowee loolu dama leen ci wax lu tuuti c'est-à-dire damay junj pour ngeen xam li ma bëgg a wax maire bu toog ci commune am daat ni mbëbës bii ñuy tuur mbalit depuis suñuy maam ba léegi nii mais ndakaaru gépp di di ko fi tuur te ñun mënuñu ci am dara loolu c'est pas normal dañ koy xeex jour bi mu woowee Malika ñu dem taxaw ci kaw dama ni pour ma wax leen ngeen xam ni am na ñuy wax bàyyi ji li daa jékki-jékki rek di xamu ko ma wax leen ngeen yóbbaale boobu gis nga bi ñu demee kaw daara ji oto yi dugg ci biir su ma bañee fen dinaa ni otoom la woon moom oto sëñ Mamour oto Ablaye Gadiaga oto Mbaye Rassoul sama oto man mii duma ni beneen oto nekk fa mais oto yooyu laa ràññee ñoo nekk ci biir bi ñu demee ba lacrymogène yi tàkk ba mu xumb lañ ñu dajjil barrière bi pour ñu jàllale oto yi pour comme oto yi essence la ñu ragal lacrymogène yi dugg ci oto yi tàkk maanaam bi LG yi ñëwee Abdou Diouf bi mu ko yëgee ku ne xam ne régime socialiste bokkul ak régime yi fi nekk léegi parce que léegi au moins démocratie am na bi ko Abdou Diouf yégee yónnee gémi bi ñu ñëwee dañ ni jóge leen fi sëñ bi ni ko bu ngeen di jàpp man ngi ngeen di jàpp ñépp a ko xam ñépp a ko fekke lool lu fi nit def maa la ko def loolu duñ fi jóge parce que suñu alal la ñuy sàmm voilà un leader dafa taxaw ba ñu jàpp ko foofu pamtee ko ci sëtu Seydina Limaamu donc loolu mën naa toog fii di leen limal fukk ak juróom-benn yu mel noonu mais dama leen di wax loolu pour nit ñi xam lan moo tax ma leen di joxoñ kii Malika fi mu toll pourquoi ma ni va mal li fi am ñépp a ko xam problème foncier Malika jarul ñu ciy jaar parce que duma fi nekk di tudd benn ak benn mais suñu problème romb na foofu suñuy kilifa ay imam ay sëriñ lu nekk ay descotes jël si nañ leen fii di yóbbu di yendal ak fanaanal di entendre loolu yëpp ay gestion yu baaxul la loolu yëpp ay problème la yu ñu war a régler Malika mérité wul lool Malika dëkku Seydina Limaamu la mais nit bu yabee sa njiit yab la
donc Malika foo laal day metti maa ngi profité am na kuréel bi ñuy tudd responsable politique yi fi nekk am na genn kuréel gu tudd Malika d'abord dañ leen fàttee tudd maa ngi profité sax tuddaale leen parce que ñoom ñu ngi fi ak seen coordonnateur Malcolm Fall Mandoumbe ñoom ñu ngi initier benn marche le 15 bu ñuy def marche pacifique fii pour ñu reprendre 2 voies yi loolu rek dafa bokk ci li waral dafa bokk ci problème mu Malika yi parce que am na benn taxawaay boo xam ne bu doon suñu kilifa taxaw nañ ko du ñu ëgsi fii léegi nag dafa am fu ñu toll fi ñu toll mooy destin wu Malika wala destin wu commune yépp ñoo nekk en jeu mooy li ñu doon jooy yépp dañ koy jooy ba échéance électorale di jub si foofu laay interpeller sëñ bi Malika wax naa leen nee naa leen suñu borom dama koy faral di wax jàppul benn askan wala benn peuple ngir di leen toroxloo jàppul benn askan wala benn peuple ngir di leen fay xañ seeni droit képp koo xam ne nuru nga ko torox rek amaana lala suñu borom jox pour nga war cee joggi ba développer da nga koo xamul kon ñun suñu borom jox nañu kenaa ci tuuti nag parce que waxoon naa fii ca sa kër mani bi sëñ Ablaye di ñëw ni nañ buddi filao yi forêt bi def fii boobu maa ngi doon tout tànk xaw ma am naa 10 ans déet mais fekke naa ko li ma wax fii loolu la sëñ Ablaye defoon bi gendarmerie Thiaroye ñëwee sëñ Ablaye daa ñëw ak otoom taxaw ni bu leen jàpp kenn bu ngeen di jàpp leen ma loolu fekk na ma fii donc sëñ Ablaye bi muy nekk en activité fu Malika soxlaa taxaw na fu bëtu Malika xonqee taxaw na kon sëñ bi foofu laa lay interpeller il faut nga ñëw en tant que kilifa responsable politique yi yëpp ñu ngi may dégg il faut nit ñi ànd il faut ñu bokk benn il faut ñu gëm Malika àndandoo doon benn pour ñu changer situation bi teg fi lu jëmale Malika fi ñu ko bëgg loolu nag il faut benn kilifa taxaw boo xam ne dina coordonner loolu te sëñ bi gisuma fi ku dul yow donc ñëwal fii nga monter sa quartier général xaw ma nu ñu koy wax recevoir nit ñi orienter nit ñi jox ñu benn orientation ni ñu nañ jaar fii ñëpp ñi bëgg lu baax ñu jaar foofu teg suñu dëkk ci ay raay vraiment suñu borom dimbali ñu dem ci développement loolu laa doon daaneele asalaamaaleykum wa rahmatullah